jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV waxtu xabaaru marax li ci gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci ay doomu aadama demoon doon amal ndoxum ñaxtu ca fi nga xam si moo di kon ca buntu makkaanum SNHLM waaye dañ leen mujjee daal di nguuf ñett ci ñoom daal di leen di téye lu ko waxal mooy dañ faa fekk alkaati yu sakkan dañu ci ñëw ci biir xabaar yi ñoom ña nga bokk ca collectif bi ëmb ñi dëkk ca taax yi nga xam dañ ko wooyee taaxu gaynde yi nekk ci Hann Maristes dañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi doon ci bokk itam ñi ay élèves yu nekk ca fe nga xamul lycée ba ci Rufisque ñoom itam génn ci mbedd mi yëngu-yëngal wala seen naxaru xool nañu dañoo bëgg a jàngi leen metti mooy sàppi leen tamit mooy gerew bi yenn jàngalekat nekk ñu ne ñoom fi ñu toon seen ëllëg mi ngi ci xottu gerte dañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi dana ci bokk lu jëm ci campagne bi jëm ci jeex waaye naka la askan wi ñenn ci ñoom giseen programme candidat yi ñenn ci ñoom gis ni ak loolu ci ma dëgg candidat yi bari ñoom ñaare wax ji bari na waaye xaxaranteeg dagga sante moo gën a fi seen ay kaddu programme moom daanaka ñu ko ci laal bariwul dañ ci ñëw ci gëstu bu xóot bu ne ànd seen ak sow daañu ci boole itam cosaan bi ñu jagleel réew mi ak bitim réew tey jii soxna aw jëb ñu faram fàcceel wàllum tàggatu ci wàllum cinématographique ak la ca aju lépp incha allah daañu ci ñëw ni si song faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax ñi koy tàmbale ci wàllum tàggat yaram kaan bay wéy ca Cameroun tey ji beneen mbettaange amati na Algérie mi yore pot bi ca at mee ñu weesu ca kaan bee gu ñu weesu dañ ko daal di éliminer ci premier tour bi demul sax huitième de finale sàng la mbir yi xew Côte d'Ivoire moo ko daal di daan ñetti bal ci benn lu mel kon mi xew ginnaaw ñetti bal ci benn waaye nag jogante bu metti la Ivoiriens yi dugal ci géew bi seen diggante ak Algérie googu leen mu doon beneen mbettaange boo xam kon amat na ci kaan bi ndax mboolem ba kaan bi tam léegi ñu doon jàppee ay favori ba léegi giseegun ñu wone dëgg-dëgg seen boppum jàpp ni kon Côte d'Ivoire dina daje ak Égypte beneen pays Maghreb incha allah muy war daje moom ca quart de finale dañuy toppat wàllu guni mel ci nu mu gën a yaatoo xabaar yi wéy leneen mu soxal Sénégal jëm ci campagne bi nga xam mi ngi jëm ci jeex élection locale di gën a jege sim waaye bu ñu xoolee dëgg-dëgg ana naka la askan wi jàngate campagne bi ak proposition programme candidat yi maanaam becc seen bëgg-bëgg ci bu ñu dénkee gox yi ñu bari ci askan wi gis ni xëy na campagne bi dàggasante bari woon na ca lool waaye nii woon na ku ci génne programme bu yoon bu xel mën a nangu dañ ci xuus ànd ci ak njàngat gu yaatu gu nuy ànd ak seen nal mi sow Grand Dakar ndaw yi di amal waxtaan bu xumb lool ñeel ëttug politique bi ku nekk ci ñoom di tubayul coalition ba nga àndal bokk na ci waa ji ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni nag kàddu yu ñagas yi ku jéegi moo koy yëkkati. ku moo def ci côté pouvoir moom seen discours moom impec mais côté de l'opposition tout certes sur la violence verbale et des jeux de mots là. Ça c'est pas bien quoi man surtout que loolu lay déplorer. keneen ki faree ci kujje gi moom jotu see yiy yàbbi li mu nemmeeku ci discours yi bokk na ci ñàkk fësal programme candidat yi. man fii ma nekk moom man ak Grand Dakar wax dëgg yàlla moom 5 ñi fi nekk di mbëkkante gisuma ñu wax fi dara comme programme wax dëgg yàlla maanaam leader yi quoi mais maanaam ñi leen topp ñoom ñuy wër di campagne di wax bu ñu gañee dinañ def lii. gannaaw Grand Dakar jubali ci Parcelles Assainies Macoumba Ngom ñu taseeg moom ci unité 20 mu ngi ñaaw lu baax yenn kàddu yi. waaw ay kàddu yi ñagas sax boo ko doon lim te du ci benn parti bi nekk ci parti yëpp la waaw ndax boo bentoo rek démb maa ngi am ma doon si seetaan ci koo xam ne sama internet bëgguma tudd turu jàmbur bëgguma tooñ muy saaga moroomu leaderam loolu rafetul quoi loolu Abdou Diouf bàyyiwu ko fi woon ak ay ñoom Senghor di saagante te ñoom ñoo leen dàqoon politique ñoom te daan nañ def seen campagne présidentielle ba mu jeex doo ci gis Ablaye Wade saaga Tanor wala nga gis Tanor saaga keneen wala keneen ak keneen kon lan moo tax niveau politicien yu bees yi génn bëgg a saaga def ko pouvoir di ko xeexee. campagne bi door boobu ba léegi am na ñaari bés candidat yi sóobu ci langu politique bi ngir saafonteeg askan wi ñu dégg suñu micro ñu ngi ñuy xamal ni li gën a fës ci kàddu politiciens yi nekkul seen programme waaye ay kàddu yu ñagas la. lu gën a gun campagne bi ndax bu ñu xoolee mairie Ndakaaru bi
lu bon juróom-ñaari mbër ñoo samp seen dënd bëgg a laaj mairie bi bokk na ca ki fi nekkoon jiite ko ba fii di Soham El Wardini waaye bu ko rombee ndaxam sax ñeneen candidat yi askan wi xam nañu leen ñoom waa Ndakaaru gile ñenn ci ñoom ku ne nga jàngate seen doxin ngi laaj bu lépp mairie yi ñu xuus ànd ak faram-fàcceek Mouhamed Ndiaye. ñu ngi fii ci gox bi ñuy woowee Oak sans fil ci biir Dakar Plateau waaye nag ñi ñu fekk ñu toog di waxtaan lañuy wax lépp wàllu politique la ak élection yi ñu dëgmal mi ngi sol t-shirtam taxawaay ba yàgg lool la Alioune Sané at yi toolu ci fanweer moom xam na yenn candidat ñooy laaj mairie bu Dakar waaye nag mi ngi yëkkati ay kàddu di wax li muy xaar ci ñoom. mbëri kañ xam nañ leen parce que ñun waa doomi Dakar Plateau lañ donc c'est normal que ñi xamante ni déclaré nañ seen bopp ni que dañu uti mairie bi ñu xam leen d'autant plus que tamit dama ci am ay xarit ci ñi déclaré ni que dañoo soxla mairie Dakar Plateau bi mais man dama cee am sama candidat tout le temps dañ lay promettre Dakar Plateau vitrine la moteur la tamit aussi donc ñu gën a wax ni que daal bu ñu doon am beaucoup plus de formation yoo xamante ni jeunes yi dinañ ko mën a am ak entrepreneuriat bi yaakaar naa ni loolu moom mooy avenir u dëkk. ci lu soriwul dara xàll wi ñu répète avant Fatoumata Sané foofu la dëkk moom mii gis ni ab liggéeykat ngir intérêt waa Dakar Plateau kooku la ñu war a fal. yëg nañu nombre candidat yi waaye ñun ku ñu intéressé mooy suñu candidat liggéeyal Dakar Plateau kon ñun bu ñuy jàpp si kooku la ñuy jàpp si fànn bu nekk loo xalaat fànn boo xalaat rek moom da si taxaw. kon bu ñuy jàpp ñun moom la ñuy jàpp parce que ñun kuy liggéey lañ soxla. Ahmadou Bamba Sy moom mii responsable politique la ci ville bu Dakar mi ngi rafetlu réalisation yi jot a am ci ville bu Dakar di dundee yaakaar keneen kiy ñëw di wéyal yooyu la liggéey. waa xam nañ leen bu baax ndax ñun ñëpp ay doomu plateau la ñu xamante ne suñu biir xam naa ñu bari ñoo xam ñëpp xam naa leen daanaka ñoom ñëpp xam naa leen parce que tout n'est pas rose xam nga munoo ne ñëw naa def naa tey def naa lépp non am na lu des. te xam nañ waxtaan nañu ko wax nañu ko moo tax bëgguñu dugg sax ne lii dañ jàpp rek ne comme dañoo defal benn bilan bon dañuy wax li nga xam ne moom lañ jot a liggéey xam mais léegi am loo xam des na ñu ngi si biir ñu ngi koy waxtaanee xam nañ ne bu ñu falaatee xam nañ fa ñu bëgg a jubbu plateau. juróom-ñaari mbër ñoom ñoo samp seen candidat ngir bëgg a jiite bokk moomeel bu Dakar ñoom ñi le di wër biir Dakar ba léegi ngir rek bëgg ku leen woteel ay fan rek des ci campagne bi xel yépp dem ci élection yi di ñëw. Mouhamed Ndiaye jaajëf xabaar yi wéy leneen soxal mbirum campagne bi lii di collectivité lébu ànd ak grand serigne Cheikh ki nga xam si rek moo di Pape Ibrahima Diagne moom li ñu jàpp mooy ak ma di xew li ñu soxla ci Ndakaaru mooy maire bopp koy yor dafay daal di mën a lëkkaloo ak nguur ngir lu gën a mën a sàmm intérêt yi Ndakaaru daañu ñëwaat léegi am ndaje lañ ci woote woon ci màkkaan fii ci Ndakaaru Abdourahmane li fekke woon daañu ci ànd ak moom foofee sax fa la Pape Ibrahima Diagne jibale kàddoom ci mbirum coowal borom ñaari tur yi nenam Sénégal na seen xel daal borom ñaari tur yi moom kenn du ko fi mas a daganal ci réew mi ndax lu mën di xew am na fi ay loi yoo xam ne moo fi nekk di ko tere ak di ko teengal lu ni mel dañuy déglu kàddoom la mu ci dénk Abdourahmane li dama bëgg yéen ñëpp ñu d'accord ni Sénégal góor jigéen du fi am buñ ko daanal du fi am waaye ñu yëkkati wax ji waxtu wi ñu ko yëkkatee du waxtu wu jub pour wax sérieux parce que wax bi su fekkente ni bii charia moo ko waral diine l'islam moo ko waral wattu tere yàlla ci alxuraan moo ko waral ma ne waroon ci woon jël benn dong dañu waroon jël góor jigéen jël naanum sàngara jël auberge yi ñu ubbi góor jigéen ca tëddante di wax loolu waxit ñuy kàtt ci dëkk bi ak ñuy sàcc te charia ni ku sàcc dag loxo ku njaaloonu jàpp la nañ la sànni ay xeer ba nga dee waaw dañuy wax nit ñi dañ leen di laaj noonu ndax république islamique la ñu bëgg wala déet su fekkee république islamique la ñu bëgg nañ ko wax Sénégal yi mu leer seen bopp su fekkee bëgguñu république islamique nekk ci république laïque nañu d'accord ni laïcité bi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp kon man li nga xam ne moo ma ci jaaxal mooy ñoom li ñuy seet bu dee diine la li diine tere dafa bari te ñu tànn ci benn dong jigéen ñaa ngi njaalo ñu officialiser ko ndax ay auberge la ñuy dugg jàpp sa moroomu góor ànd ak jigéen dugg ci biir auberge fanaan fa xëy yeewu fa dafa ñetti fan wax na ko kon nañu bàyyi diine ak yàlla yàlla moo ni kuy def lu baax di nga deseeg man kuy def lu bon da nga deseeg man te yàlla kenn du mucc ci moom waaw du ñu bàyyi yàlla fajal bopp Pape Ibrahima Diagne grand serigne Dakar ak kii di Ibrahima Abdourahmane Ly
xabaar yi wéy yu naa ko sànq bopp xibaar yi moom sax ndaje la nekkoon mu yaatu doon waxtaani mbirum politique ak mbirum maire Ndakaaru nee na li mu gis mooy war nañoo am ci Ndakaaru maire bopp day mën a lëkkaloog nguur gi fi nekk ngir war a mën a sàmm intérêt yi waa dëkk bi Abdourahmane di reportage. gannaaw fukk ak juróomi fan yi ëngamloo lébu yaa ngi xamle lañoo déggoo jëm ci ni dëkk bi di doxee jongante gox yeeg gox-goxaan yu ñu jëm nekkoon ci li nga xamante ni moom la ñu sëggoon daanaka yi sa ñetti fan moo des ñu yegg ca lébu yi ci kàddug seen jiit ñu ngi yaakaar rek jàmm fës si loolu si guddik ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi. nañ ñaan it que nit ñi voté ñibbi moo gën voté dem hôpital voté ñibbi moo gën voté dem dëj voté ñibbi moo gën voté dem ci kaso bi ñu wax nag ni candidat yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu def ko ci jàmm kenn ku ci ne boo gañee jox sa morom loxo ko gañe naa ki ñu gañee nungu ni gañe nañ ko. ki nar a gañe Ndakaaru te bañ a dégg nguur kookee njëriñam du bëri loolu si gis-gisu Pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar mi leeral. mairie Ndakaaru bii nag ma xam fukki at ak benn ngi nii ñu ngi xuloo xiiroo ak ŋaayoo ak nguuru Sénégal ñun ñu dëkk Dakar xam nañu doxul waaye nag kuy laaj Dakar ni du ma wax ak buur du ma toog ak moom du ma jubóog moom ànduma ak moom du ma def ak moom dara kooku bu ngeen nee da ngeen koy jox Ndakaaru yéen a ngi nax waa Ndakaar te mani dëkk boo xamante ni bii ki ko bëgg yi ndax li tubaab di wax unicité des caisses caisse bii tey état du Sénégal boo ko yore mooy tibb jox diw tibb jox diw tibb jox diw bu nee dëkk bii di Ndakaar ki ko war a yore du ànd ak buur day xuloog moom day xeex ak moom kooku bu ngeen nee Ndakaar doy dox waxuñu dëgg Ndakaar dox moom. ngir moytandiku coow gën ci fës Pape Ibrahima Diagne nangu toon a ñëwaat ci bëgg-bëgg bi nga xamante ni waa Yoff xamal nañu ko ci teg Abdoulaye Diouf Sarr si boppuk Ndakaaru ci benn wàllu wi ñoo ngi woo politiciens yi suñu wóolonte lépp ngir dakkal fi tàkk coow lu ñuy jànkonteel si ay fan yu néew ñu ne jongante gox yeeg gox-goxaan yi. Abdourahmane léegi Seydina Mbaye jàngeen jëf ci gëstu bu ni mel xabaar yi woy ñi moom dañoo xëyoon wutali makkaanum SNHLM ca Colobane dañ fa bëggoon a yàbbi seen xaru xol ca mooy ñi ngi daw ci ginnaaw seenu ndàmpaay ñoom ñooy association wala collectif bi ëmb ñi dëkk ca taax yi duppee Lion yu Sénégal yi fii ci aan lu mel kon mu jëwut sotti ndax alkaati sa kan ñoo fa nekk dañu cëpp gars yi daal leen di gurgur li ni mel na seen kàddu jib na ci wane seen xaru xol reportage Mamadou Dieng. parce que dañu taxaw buntu HLM yor ay pancarte police ñëw xoolal rek ay jigéen ñun ñii police ñëw ak ñeenti kaar ñun dañuy xeex ak police kay bu la nee nii rek nga ni muut ndegam sax sa doom sax bu la najee nga toog asma ak police. alkaati yi dañoo teel a jug ci ñoom ñi bokk ci collectif ñi dëkk ci immeuble des Lions bu Hann Mariste tere leen ñu toogaanu ñaxtu kër gi di SNHLM góor gi bokk ci ñi ñu teg loxo mook soxnaam. ñeneen ñi ñoom dawutali commissariat d'arrondissement bu Médina ci boori police 4e ñu dajaloo di laaj seeni indemnisation kër gi di SNHLM. sunu ay indemnisation yi nga xam ne président de la république moo ko décidé te ñu topp si parce que quand même kilifa la bu waxee dañu war a jàpp kàddoom kilifa moo ni fay leen ñii ñu teggeeku ñu ñun tamit loolu neexuñu sax ay jël nañ ko. waaye ñu fay Jean fay Paul fay Mamadou loolu mënul nekk loolu moo tax ñu xëy ñëw. ñun dañu bëgg ñu reprendre indemnisation yi libérer tout le monde ku nekk dem loolu rek mooy fi ñaxtu. collectif bi di ñaaw lu yaama neex gi ñu ne moo am ci dossier bi ci jamono joo xam ne ci seeni kàddu anam wi ñu leen war a fayee seeni koppar dafa leer naññi. ndax xam nga ni moos ay yaay yu yem ni ñun ay maam ay tante ay papa. yu yeewu fajar mooy le quart di dem di taxaw HLM nga war a nelaw wala nga war a toog yu loolu ñàkk pexe moo ko indi HLM dafa ñu waroon a fay mu fay ñii fayul ñii léegi ñu wax ko HLM defal ñu benn tableau comme quoi que nañu ñëw fayeeku benn planning léegi planning boobu si la ñu sukkandiku ñun ñëpp ñu tëdd nelaw ba booru 23h ñu yónnee ñu papier ban bureau mooy liggéey 23h pour dire que suba duñu leen fay en tant que sénégalais ban bureau moo am loolu léegi bi ñu waxee loolu ñun tamit dafa naa ne ak xol bu tàng 23h ñu ne la suba boo ñëwee duñu la fay soo yeewoo doo dem ci ñi la waroon fay fayuñu la.
ñeenti auto police ay alkaati yu sibilu wër direction bu SNHLM fii ci Colobane ngir tere collectif bi mu laaj ay kopparam ñeneen ñi ñoom toogaanu commissariat bu Médina li ñu bëgg moo ñu teggi loxo seeni ñoñ ñu toll ci ñett. ay mère de famille yu ñëw di revendiquer ñu indi leen ñeenti bus police police ñun lañu mën ci police. Mouhamadou Dieng jaajëf àndoon càkk Babacar Diop xabaar yi woy li mu ngi soxal ay ñaxtu yeneen ay élèves lañu ca lycée ba nekk ci Rufisque ñoom élèves yaa génn ca mbedd ya wane seen naxaru xol becc ko nee ñu dañoo sonn ay grève yu takkarnaase yi am ñoo xar njaay jàngalekat banque loxoom loolu mel moo leen sàppi ndax nee ñu kat ñu ngi leen di indil ay sikk yoo xam ne nekk lu gën ci ñoom seen ëllëg lañ nar a tay la nekk li gën ñu xuus ànd fam ak gëstu Babacar Seck. élèves yi nekk ci lycée Camp Marchand moderne ak Abdoulaye Sadji amal leen ab doxu ñaxtu ngir ngañ grève professeur yi nga xam ni mu ngi am ay njeexital ci seen njàng. ñun dañoo génn dara dañu ñëw jàng ci école ñu ñëw 8h 9h ñu ne la day jàngoo loolu dafa métti tous les jours nous on à l'école à 8h 9h on rentre chez nous du yoon école ba mu tijjee ba léegi depuis octobre on vient à l'école on a fait que les premiers devoirs. on a fait les premiers devoirs prof yi dañuy ñëw mais 9h fu mu jotee ñoom ñëppay génn téye seen sac génn dem seen yoon léegi ñun premier devoir lañ def suñu fay jotooguñu ko ñu def defaguñ deuxième devoir ba pare il se nee nañ semaine prochaine terminale dañuy combo ak troisième yi léegi ñun leen lañ bëgg ñu def le tout ba ñu duggaat ci classe yi jàng lu ñuy jàng après mu teex. ndongo yi ñu ngi ñëw it anam yi nga xam ne ñu ngi koy jàngee ndax lu metti la. dem na ba ñenn ñi amuñu fu ñu toog. da ngay dem ba yenn lycée yi nga dugg nga am ay problème prof ay problème salle loolu laa na wax ñi seen prof kii PC dafa dem ba si digg bi mu bàyyi léegi ñoom ils sont en risque. dañoo am problème sa classe des fois mardi dañuy war a def portugais 8h 9 10h midi mais il faut ñu xaar ba ay 15h pour am salle pour mën a wàcc 17h day métti léegi da ngay toog intercal boobu noonu école si bibliothèque yi di di def leneen te mënoon nga pare foofu noonu pour mën a dem ñibbi. waaw ba matul ndax da ngay ñëw des fois 8h dem di seet ay table banc pour toog ay 16 waaw laboratoire yi ñun léegi bu ñuy jàng sax pour ñu wan la ay problème ay schéma surtout les élèves de est duñu la wan ay matériel yoo soxla dañuy ñëw rek def schéma annoté. bu nu saafarawul jafe-jafe yi ba jàngalekat yi mën a dellu ci classe yi ndongo yi xamle nañu duñ def benn yoon composition yi nga xam ni war nañ ko amal altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bii ñu nekk. Babacar Seck jaajëf ñu daal di xattari bi ko risque wutal diwaanu ko Somone foofee jàppale ni kon la fa nekk université bu université de si ñoom dañoo jóg taxaw ña fa nekk ay étudiants def jëmtukaay bu am solo jëmtukaay bi nag day mën a dimbalim jigéen ñi war na lor ba doon loru ñoom ak seen du tànk lu ni mel nag nekk na jëmtukaay ko nee ñu bu leen gën a jàppale mën naa gën a indi ndimbal ci mbirum paju waaye tamit yokk ko xañaay ñu teewlu ki nga xam si moo directeur u daara joojule ñoo ngi ko duppee ki nga xam si moo di docteur Sidi Ndaw lam ca dénk sunu correspondant. waaw loolu dafa am benn projet bu tudd développement engineering mooy nan ngay utiliser xam-xam ak engineering pour jëriñ askan bi donc soo xoolee da ngay gis parfois de temps en temps ay tubaab jóge ci ay seen dëkk ñëw ci Afrique di tabax ay teen wala di dimbali ay kii wala def noonu loolu noonu dafa nekk loo xamante ni ñun en fait mën nañ ko defal suñu bopp te élèves yi fi nekk mën na ko def donc élèves yi lu ñu def mooy ren ji dañoo gis que jigéen ñi nekk ci baal nañu ci loo wax bi tam di dee ci loolu noonu que dafa xaw a bëri dañu demoon ci benn ville ñu demoon ci région de Kédougou ci benn commune bi tudd Djindi Ferlo ñu dem gis jigéen ñi ak sage-femme yi ak bàjjen gox yi gis na ni en fait le problème la léegi ñu xam dana ko la ñu am yëpp léegi ñu dellu si ñëw université bi liggéey ci benn prototype benn miroir intelligent bu permet jigéen bi su tollee ci ëmb mun a xam lu mu war a def yëpp su waree gis docteur bi donc fu mu mënti nekk am si Sénégal docteur mën na ko gis docteur bu nekk Dakar wala docteur bu nekk États-Unis fu mu mën na mu ko gis loolu dina ko permettre am mu mën a xam kenn war dem hôpital di def ay suivi ba yàlla dimbali ko moom jur doom ci jàmm ak salaam donc loolu mooy projet bi liggéey te utiliser nañ ko fii sax ci Somone. Mountaga Kane jaajëf xabaar yi wéy ñu xus jëm ca Bafou Sam foofee jàppale ni kon gëstu la bu ñu ànd ak Cheikh Diop ndax am na tiisi boo xamante ni bii yére la bopp du ñëpp ñoo koy sol doon te njëgg it xaw naa kawe naam waaye loo bari koom am na lu tax nga war koo sol mooy ci rek kilifteef boo am ci réew ma gën naa fit nag ci Bafou Sam wala ni ànd ak sunu envoyés spéciaux yi correspondance.
tissu traditionnel mën nañ ko gis fu ne fii ci Bafoussam ci jaaykat yi wala sax ci tailleur yi waaye ci biir tissu yooyee am na ci bu ñuy woowee ndopp bi ci ëpp solo. ne peut porter ce tissu que tissu bi ñi ko mën a sol mooy ñu bokk ci cour royale bi wala képp koo xam ne rek kilifa nga waaye ñëpp mënuñu see jot même boo nekkee Sénégal sax buñ la yóbboo ci buur bi bu la joxee ndigal di nga ko mën a sol. il va vous porter ça. Ça veut dire que vous faites notable, vous faites partie de la notabilité à la cour. muy màndargaal nguur tissu boobee duñ ko gis ci yëpp yi nekk fii tax na sax ñu bari di ko jéem a roy ngir ñëpp mën ca joti. il y a deux différentes salles. tissu yi bëri na fee façon am na yoo xamante ni ñëpp mën nañ cee sol mais am na yoo xamante ni njiit yi rek ñoo ko mun a am. les chefs la reine qui peut porter ça. jafe na lool ñu gis kuy jaay ndopp fii ci Bafoussam te ngir gis sax biñ ci defaraat faw rek nga dem ba ci biir marché bi ndax njëg gile moo waral lu ni mel. La différence c'est que l'original est en coton. différence bi mooy original bi coton lañ ko defaree te bii du coton. li tax sax mënuñu see am mooy day cher te njëg bi ñun amuñu ko. Ça coûte cher et n'importe qui ne s'offre pas ça. Oh, ceci là c'est à la portée de tout le monde. solo si tissu bi am tax na sax cher lool ba ñëpp mënuñu cee joti. daanaka Bafoussam mu ëpp luñ ko fay gis mën naa jar fukki junni ba yegg sax ci ñeent fukki junni buñ koy sol sax lu si bëri mooy bu ñuy am ay xew-xew. ndopp doon tissu boo xam ne day màndargaal nguur ak kilifteef fii ci Bafoussam région bu ouest muy rekk woy di gën a dëggal solo si nga xam ne culture am na ko fii ci bërëb bi. jaajëf Cheikh Diop nga dugg jëm xabaaru bitim réew. lu ko tàmbalee ci réewu Mali foofee jàppale ni kon fi ñu toll ni tembe tey jii la ñu daal di màggal seen juróom benn fukkeel bi at ak benn muy ba nu amee seenu indépendance ak léegi waaye nag ci njiiteefu réew ma kii di Assimi Goïta daal dinay beccey kàddu yi tam gërëm na askanu Mali ak taxawaay bam waaye gërëm na bu baax soldat sa jamono bi ñu taxawee takku taxaw temm jàkkaarloo fipp yi nga xamante ne bi ñooy def ko te njombe leen wooye ay touriste lu di mel nag nee na am na sax ay lëkkaloo yooyu réewum dana ko def réewum Mali dana ko def ngir gën a xeex samba boy yi tudd mel réew nag waaye gis na ni Russie ma nga fa France it fan yi xajam am na diggante réewum Mali ak ñoom waaye Assimi daal jàpp na ni xeex ba neen li ñëw mooy gën a teeng na ñëpp takkum jaajuwaat def wenn say taxaw nekk dëgg ay patriote ñu gëm seen réew ngir sàmm seen patrie ca mooy sàmm seenum réew noonu la ko yàbbee ni ay kàddu moom Assimi Goïta. beneen réew mi ngi soxal diwaanu Côte d'Ivoire foofee jàppale ni fi ñu toll ni tembem ñoom itam waxtaan la ñu nekk ci wàllum politique ginnaaw pëcc xoogu fa amoon ndax bu ngeen fàttalikoo ci atum 2010 2011 amoon na xeex yu metti muy mbirum élection présidentielle la woon ci la kii di Alassane Ouattara daal di woon faloo digganteem ak Laurent Gbagbo la faatu woon bare woon na lool pëcc xoo gi amoon na waaye nag waxtaan lan mujjee toog taal waxtaan fi ñu toll ni dialogue politique lu mënta ñàkk la xibaar bu neex nag mooy opposition bi nañu doonte am nan xel mu teey ci doxinu Alassane Ouattara mi ko woote ab dialogue waaye teewul dañ ca bokkum ngir ñu war a mën a dem fexe nag ba mën a déggoo ci seen biir ndax nag ginnaaw réew ñàkk waxtaan day gën a dolli xar mi ko kon waxtaan mënta ñàkk doonu kon la ñu xam ne ñoom ku jege ci réewum Côte d'Ivoire. ñu jeexale bitim réew ca Libéria foofee moom ay bakkan mu faddal jege na fanweer yi manqué benn ndajale woon ni xew-xewu diine waaye jëwul yi yegg ci jàmm ci ab terrain de football la amee woon waaye loolu ngeen gis ñu jàll ko lépp ni ay dal seen ay boroom dañoo daal di génn àdduna ña faatu mat na ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay nit ma nga amee ca Monrovia ca capitale ba Libéria tam doon dëkk bopp dafa génn ci ay crise ba mu ci jamono ji tembe waaye daal ay médias yu bari way nañ ko ni daal xew-xew diine boobee indi na pëccëxoo gu rëy di ab dajaloo boo xamante ni bim ay xibaar mi ngi jib ak ubbi enquête ba xam dëgg-dëgg lu waral yooyu lay juunoo ba mu am ak buuxanteeg jàppante
ba ay nit ñàkk seen bakkan. yegg nañ ci pàcc bi jagleel rubrique mi culture bi ci biir sa li nga xam mooy xabaaru marax yi ñu si ànd ak soxna Awa Diop mënut a ñàkk jàngale ko ci wàllum cinématographique ci biir Sénégal ay kàngam jógee fu ne tàggat ay ndaw muy li am solo ngir suuxat ëllëg ñi war a wuutu mag ñi ci doxinu mucc ayib reportage. On va dire davantage sur le Sénégal, si je compare avec Abidjan, pour moi et aujourd'hui. jàng cinéma jàlle ko ci collectif loole moo di gis-gisu antenne bu yees bu court-métrage Dakar bi ak lu ëpp fanweer ci ndongo l'école bi fas yéene tàggat ci lu nu dul fay dara ay ndaw ci métier yu soxal audiovisuel ak cinéma lu ni mel nag ngir jox chance bépp ndaw bu bëgg yëngu ci wàllum audiovisuel ak cinéma direction wu l'école bi leen ñi nga ko dénk Toumani Sangaré ab réalisateur bu nga xam ni ki laaj lii bu collectif informel court-métrage Paris bi nga xam ni ñu ngi ko sos atum 1990 ci penku Paris tey jii mu di bërëb bu jur ñu xarañ lool ci wàllum 7e art. école bi nag dafa nam ma former xale yi Sénégal ak xale yi Afrique ci écriture de scénario ak réalisation. alors dañuy former xale yi pour ñu mën di defar ay séries de qualité danañ leen di former aussi pour ñu mën di bind pour séries yooyu nga xam ne moom la ñuy def. antenne Dakar bile agence française de développement moo ko financé ci diirub ñetti at ci lu tolloog ci ñaari téeméer ak juróom benn fukki millions ci sunuy koppar waaye teewul nag kuréel ga ñu ngay wut ba léegi ay fonds ngir may lu gën a yaatu ci ay ndaw ñu mën a bénéficier wu ci tàggatu gu xarañ jëm ci wàllum cinéma. partenaires yi jàppale école bi agence française de développement mooy représentant moom laa doon waxal léegi nii muy agence AFD agence française de développement agence française de développement comme ñoom ni ñu ko waxee def na ci ñeenti téeméeri junni euros 400 000 euros pour ñetti at la financement. alors financement boobu liñ ci njëkk a xayma mooy dañoo njëkk a commencé def atelier formation des formateurs pour former ay scénaristes yoo xam ne kenn du na table ci xam-xam bi ñuy am wéeruwaay boobu nag bi ñu ko toggee ak moom ba pare ci daanaka wéeruwaay la boo xam ne jàngalinam mooy day sukkandiku ci lan mooy projet wu nit ki pour mu mën a développer compétence yi mu war a développer pour eggale projet. gannaaw njàngale mucc ayib ak ay xam-xam yu ñu basé ci wàllum mbindum scénario réalisation ak yeneen i aspect yu soxal taxawal ay film wala mini-série l'école bi itam ab opportunité la ngir ñëpp ñi nga xam ne daan ci génne ñu mën a am ab link ci bërëbu liggéeyukaay soxal wàllum audiovisuel ak cinéma. xam nga projet bi day débouché ci ay court-métrage wax nañ ko léegi fii court-métrage ak série mais bu ñu jeexalee xale yi fi nekk at bu ne xale yooyu ubbeeku nañu ci possibilité développer seen xam-xam ba ci long-métrage c'est-à-dire court-métrage mais dina ànd ak nit ki nga def benn film bu gàtt mu ànd ak yow ëllëg nga def benn court-métrage nga def benn long-métrage wax nañ ko fii léegi am na koo xam ne bañ ko formé dafa def benn film bu ñu tuddee sororité bi mu génnee ci film boobu sororité tey jii nii mi ngi def long métrage am ak waa court-métrage donc foofu la ñuy jëm ak ndaw yi. kenn ci ndaw ñi bokk ci ñi fi nar a tàggatu gis ni ab chance la moom moomee tàmbale njàngam ci wàllum tasum xibaar gis na ci milieu bu cinéma bi ab opportunité ngir fësal li nga xam ni moo di gis-gisam wala xam-xamam ci domaine bu nga xam ne yàgg na ko passionné mu di cinéma. contenté ba tey aussi parce que ba ngay bëggu xalaat ma woon ni dinañ ma jël parce que on était très bari woon nañ mais bañ ma sélectionné contentement ak fierté la am ak aussi xam ne am na lu chance bu mag bu ma am par rapport ci le fait que ñu jël ma choisir ma parmi les élèves qui vont apprendre à écrire ñiy jàng bind cinéma. passion moo ma ci dugal ak aussi benn conseil bu ma jox Lamine Ndiaye mu ne ma parce que pour nekk journaliste il faut nga def un peu cinéma sur scène et tout pour faire pour defar sa baat en même temps pour écrire pour bind te loolu tamit la ñu promettre ne moom la ñuy jàngal fii te commencé na parce que tey la suñu deuxième jour de cours
te ñu ngi ci commencé gis njëriñ ça promet et puis yaakaar nañ bu baax ne ñun ñi ñu def confiance dinañ joxe lu ñu mën pour nekk aussi parmi ñi nga xamante ne ràññee nañ leen ci wàllum écriture bindum cinéma. Ndakaaru doon daanaka léegi ab référence ci wàllum audiovisuel ak cinéma ci continent bu Afrique yëpp waral nag association Courtrajmé Paris def ko seen choix ngir ubbi fi bi l'école juróomi weer yu njëkk yi daana ko jagleel wàllum mbindum scénario gannaaw nag pause bi ñu war a amal ci weeru août ña ca des daañu tàmbali wàllum réalisation scénariste ak réalisateurs yi daañu jokk bu baax ci njàngale mi gannaaw loolee école bi enchaîné waat ak geneen promotion bu yees ngir tàggat leen ci wàllum cinéma. soxna Awa Diop jaajëf waaye itam jàngi jëf ci ànd ba ñun ci teewee li mu xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi la taal Cheikh Hassana Fall ak i ganam mu doxal ba ci kanam na ngeen jëf